asalaamaaleykum mbokk yi ñu leen nuyu di leen sant di leen ñaanal maanaam bëccëgu jàmm ak salaam dem mbégte tey di dalal fii ci studio bi i rajo ITV bu groupe Media Invest ay kàngam di waxtaanee li ñuy wax l'économie des communautés maanaam suñu communauté yi nekk ci ñu réew yi naka la ñu organiser wu naka la ñu yore koom-koom bi ak surtout naka la ñu mën a appuyer ci communauté yi pour relancer économie bi surtout xoolaat réew mi nu muy doxee. ku nekk xam na ne rassemblement yi bu amee luy màggal luy gàmmu luy yeneen am na lu bëree bëri ci koom-koom ci dox naka la ñuy mën a xool nag koom-koom yooyu nu muy doxee naka la gën a organiser pour mu am lu mucc ayib mun a jibale réew mi ci kanam ci loolu moo tax ñu am tey mbégte di dalal Cheikh Tidiane Sy Al Amine di économiste kenn du ko présenté Sénégalais yi di ko présenté tamit Jim Ousmane Dramé di chercheur IFAN spécialiste de religion. ñun de gërëm di leen sant di leen dalal monsieur Cheikh Tidiane Sy gis nañu communauté yi nu ñu yëngoo ci réew mi ñu bëri ñu ngi xalaat ne communauté yi xëy na bu leen appuyer ci ñoom war nañu mun a xool koom-koom bi nu muy doxee naka la ñuy mun a maanaam càmbaree loolu. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillahi rahmaani rahim Alassane maa ngi lay gërëm ci invitation bi di kontaan di ma partager plateau bi ak sama xarit Jim Ousmane di rafetlu aussi invitation bi ci thème bi nga xamante ni dafa actuel ndax de plus en plus ñi ngi wax mbaxu souveraineté économique di wax naka lañ préférence nationale naka la ñuy def ba ñi nga xamante ni ñooy sénégalais yi mën a ŋànk seen économie boo xoolee tey historiquement communauté bu nekk am nga noo doon gérer sa économie boo demee ci communauté mag ñu baax ñi fi nekkoon tey nga jël ku mel ni Seydi Hadj Malick fu mu toogoon di liggéey di jaamu yàlla di fa jàngale daraan am lu mu suturloo koom goo xamante ne dina ci mën a aj ba mën a ñoŋal dundam ci wàllu diine. mu def lu ci ëpp nag ci wàllu mbay la doon soo defee tool bu mel ni Njarne dafa amoon principe bu ñuy wax jaajuba jàng julli bay bu mu ñëwee Tiwaawan nit fu mu amoon na tool bu mel ni Jaksaaw nga xamante ne aussi fa la daan tuure ñaxam ndax bu mu demee Màkk li mu ñaanoon ca aj Màkk ba nga aji woon benn bi dafa ni woon yàlla na ma yàlla may pàkk bu ma mën a tuure sama ñaq ngir bu bañ a dund ñaqu taalibe yi kon ñoom fu ñu mës a toog rek dañuy jëlaale en compte l' aspect économique ngir mën a ñoŋal seen jaamu yàlla ngir mën a ñoŋal seen dund ci àdduna boo demee ci économie bi ci ku mel ni Seydi Maam Ahmadou Bamba ci moom tamit amoon na modèle boo xamante ni créé woon na ko ci fi mu toogoon mbooleem kilifa diine yi nga xam ne ñu ngi ci réew mi nekkoon fii di saytu islam bi di ko ñoŋal ku ci nekk amoon nga modèle économique boo la doon permettre d' abord parce que dañu nekkoon ak en face de la colonisation donc il fallait que ñu am ay moyens yoo xamante ne ñoo leen di permettre ñu mën a ñoŋal seen nekkin ci àdduna mais aussi am ci lu ñu góor ndax ay góor lañu donc fa tabarakallah kon loolu moo doon seen taxawaay de plus en plus nag dañuy gis ne que communauté religieuse yi ma jël benn exemple aussi infrastructure yi nga xam ne ñoom lañu doon am dañu amoon seen ay modèle de construction des infrastructures man maa ngi fàttaliku boo yëlee li ñu wooyee boo yëmee suñu ci philosophie suufi li ñu wooyee himma dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ci suñu philosophie ñun mooy détermination bi nga xam moom la nit ki war a am ngir mën a ñoŋal àddunaam pour mën a ñoŋal jaamu yàlla am donc dafa nekk ñaari dimension yooyu dimension spirituelle ak dimension économique fu ñu toll dañuy nekk dañuy ànd alors le monde di évoluer mais dañu toog aussi ñu mel dafa am benn espèce de rupture ndax booy xool ñun infrastructure yi nga xam ne moo am ci suñu kër yi këru diine yi yëpp ci wàllu ci cadre boobu lañ ko tabax. man maa ngi fàttaliku bi yi gën nekk xale amoon na benn way bu nit ci daan way bu ñu sàggan ci Babacar. bu ñu ko daan way mooy bu ñuy organiser ay journée d' intérêt général ay journée ñu koy waxee ay investissement humain. nga xamante nit ci daan ñëw pour tabax benn infrastructure. jàkk yi nga gis fi yëpp ci loolu lañ ko tabaxee tey boo gisee fu mel ni Massalikul Jinaan aussi ci peut-être cadre boobu lañ ko tabaxee. donc communauté bu nekk amoon nga ay schéma de subsistance yu lay permettre nga créer de la valeur ajoutée pour mettre en place des unités de transformation wala des unités agricoles mais aussi
pour mettre en place ay infrastructures. Alors pourquoi ñu dem ba si yàgg mu am genre rupture parce que dañu dem ba ci kanam mu mel ni dafa am deux économies ci suñu réew yi. mu am benn économie boo xamante ni dañ koy mooy benn économie bu extraverti nga xamante ni ay tubaab ñooy ñëw fii indaale seen koom liggéey jëlaat yóbbu mu am beneen économie boo xamante ni nag c'est une petite mu lay woowee une petite économie ci ñun ci loolu la ñuy nekk ni di ci liggéey muy économie boo xamante ni ay jënd ak jaay bu ndaw lay doon comme le petit commerce mooy le secteur informel bi ñuy wax nii. am na nag quelques rek ñu ci xaw a génn am taxawaay parce que ay nitu daara sax boo xoolee ñu mel ne ay Serigne Mbuuf sama xarit ma mën ko citer ay nitu daara ñu génn ci économie boobu. tabax lu taxaw mais ba léegi doole gi nga xamante ni Sénégalais waroon nañ ko am ngir ŋànk économie bi véritablement des na alors ñu ne kon. dafa mel ni dafa am rupture par rapport ak njàngat bi nga xam ne moom la ñu amoon ci njàngatu mag ñi donc tey xalaat bi lan la war a doon mooy naka la ñuy mën a toogaate ñun ba mën a tëggaat suñu réew tëggaat suñu économie ba souveraineté économique boobu ñuy wax préférence nationale boobu ñuy wax ñu mën ko ñoŋal mu nekk benn réalité. loolu mooy aujourd'hui le véritable défi te possible na ci tey su ma jëlee secteurs yi nga xam ne ay secteurs stratégiques lañu. bu mel ni banque boo xoolee tey banques yi ñu woowee banque sénégalaise yi wala boog ñi nga xam ne mën nañ ko askane ay sénégalais. mooy mutuelle yi. gannaaw mutuelle yu ndawaan yi ngay gis ni amul peut-être banques yi gën a mag ay ci loxoon ay multinationales la nekk. te banque dafa nekk mbir mu am solo ci économie banque moom mooy tabax économie moom mooy permettre ba nga xamante ni nit ki su amee projet bu am solo. dina am ko mën a conseiller am ko mën a orienter am ko mën a financer yóbbu ko ci mooy upgrade ko maanaam yéegal ko ci benn niveau boo xamante ni. dina mën a ñoŋal nekkinam. te loolu ba léegi sénégalais yi amaguñu taxawaay bu wér ci wàllu banque nga jël les aujourd'hui ay grands services yu mel ne ay communication télécommunication nga xamante ne tey. moom mooy presque service buy ëpp valeur ajoutée ci réew mi. booy xool lépp lu peut-être valeur ajoutée service boobu am ci réew mi ngi ci ay loxo ay étranger ñu continuer rek nekk ci ay mutuelle ay bon am na sama mbokk sëñ gis naa temps yi Mbacke sëriñ kii Mbacke comment dirais-je ki nekk Massalikul Jinaan ki te créé Promobile. ci Makiou Faye waaw dugg na ci MNVO yi léegi pour mën a dugg ci secteur yooyu. mais ba léegi des na gis naa aussi ay balbutiements ci ay fonds d'investissement gis naa benn holding Mourit Ridial je pense holding Ridial bu créé aussi benn fonds d'investissement ngir mën a am donc yooyu ay balbutiements la mais il est temps que communauté religieuse tey porter le développement économique de notre pays. basé ko nag ci philosophie bi nga xamante ne moom la fi mag ñi ba muy philosophie soufi mais philosophie de ressources endogènes yi nga xamante ne ñun am nañ ko mu dem ci suñu nekkin yi nga xam ne mag ñi nekkoon nañ ko mu nekk ci suñu valeur parce que problème de valeur la parce que il faut mag ñi seen taxawaay nekkul woon ci am def profit pour def profit li ñu naan profit pour le profit non ñoom dañ doon def profit ngir ñoŋal seen nekkin d'abord mais aussi dafa am loo xam ne dañ koy faral di wax muy l'accumulation licite maanaam mooy li nga xam ne kasbal xalaal la ko lañ koy xalaal voilà di nit ki est-ce que dafa war a liggéey ngir lu mu dunde kese daab jaamu yàlla comme ni ko yenn tasawuf fi di waxee wala est-ce que da nga war a liggéey am loo xamante ni ñeneen war nañ cee mën a wala boobu mën nga cee jëriñ sa société ngir mën a yokk ndax dañu nekk ci àdduna boo xamante àdduna concurrence la àdduna concurrence mënoo ne rek man damay yem ci lii rek yem ci il faut que ngay liggéey loo xamante ni parce que qui n'avance pas recule boo songul ñi nga xamante ni ñoo nekk ci yenn secteur ci sa même secteur d'activité dañ lay fekk ci yow li nga nekk faagaagal sa business donc mu nekkatuñu ci économie de subsistance économie de survie léegi ci économie de concurrence lañ nekk économie boo xamante ni ku ci nekk da nga di war di xëccoo boobu nag c'est vrai parfois suñu nekkin wala suñu philosophie bëggul ñu souvent sax c'est mal perçu bu ñu gisee koo xamante dafa xaw bëgg xaalis ci suñu réew mi mais il faut que ñu xam ni que adduna bi dafa changé nañ nekk ci benn économie moderne boo xamante ni nit ñi dañu war di xëccoo xaalis pour nag non pas
pour di ko def ci ay loo xamante ni ay jaarul yoon. mais jaarale ko foo xamante ni da ngay tax ay infrastructure di nga jox ay emploi jeunes yi di nga jox ay def ay hôpitaux def ay li ñuy wax responsabilité sociale d'entreprise nga xamante ni di nga mën di jël ci loolu nga gagné di ko dugal ci ay yoo xam ay waqf par exemple yoo xamante ni day permettre économie bi wala bokk social bi. am ci wàll. waaw ji Momar yow chercheur nga IFAN liggéey nga ci question spécialisation religion est-ce que économie communauté yi mën na nekk soupape de sécurité pour réew mi pour emploi xale yi surtout gis nañu bi corona bi ñëwee économie yëpp a nërmeelu surtout suñu réew yi. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain Alassane ma ngi lay nuyu. fay naa la di nuyu waa groupe yëpp. Mamadou Ibra Antoine tout le monde. ndax sama xamale yéen defe naa ne ëpp na ñaar fukki at. ëpp na ko yàgg na. di nuyu ñi ñuy déglu wala di ñu seetaan góor jigéen mag ndaw. waaye tamit di nuyu baax a baax sëñ Cheikh mi toog. al Amin nga xam ne lu bëri moo ñu boole. suma wëllëre la. waaye tamit am na casquette bu ma waxul ndax. am na cadre boo xam ne ñu ngi tuddee cadre. unité de l'islam au Sénégal. moo ko jiite. macha allah man ci laa bokk. kon suma président la. ci côté boobu la. maa ngi koy nuyu di ko ziar. di nuyu bépp doomu daara nag. ci biir réew mi ndax man dama nekk un pur produit de l'école coranique. li nga wax ne gis nga wàllu économie boo doon xool li ñuy tuddee diyaana al ibrahimiya c'est-à-dire. les religions d'Abraham ñetti diine yooyu moo xam yahudi yi moo xam chrétiens yi moo xam jullit yi ñoo ñëpp ñetti diine yooyu le dañuy jox économie cër bu am solo nga xam nañ ne dundu l'islam dundu doomu aadama bi mënul rafet mënul jekk sans l'économie loolu moo tax ñoom di bépp diine boo ci jàngat di ngay fekk ne dafay préparer l'individu ci wàllu naka lay fexe ba nga xam ne économiquement day nekk koo xam ne du nekk dépendant. loolu nag moo tax ñun léeg-léeg jàng suñu diine yi jàng suñu valeurs yi dañu xaw manqué ndax yu bëree bëri nga ko dégg muy ay problèmes yoo xam ne day am mais boo demee ci diine boo dem nag ñett yi ma wax amoon na ko solution ëpp na ay junne at. kon benn moo di ne foofu ñu jàng suñu diine yi. xam lan lay wax tel par rapport à une telle ou telle question. gis nga boo ñëwee ci l'islam par exemple alxuraan dafa wax ne ma faradna fil kitaab min shay sama téere bii amul lenn lu ma ci bàyyi. c'est-à-dire lépp loo xam ne soxla nga ko ci sa dund pour mu yéwén rek demal nga jàng téere bi jàngat ko di nga ko ci fekk. loolu moo tax suñu mag ñu baax ñi fi nekkoon daan bàyyi xel volet bu am solo mooy information mooy formation. enseignement formation. xamoon nañ ne nit ki mënul taxaw économiquement parlant taxaw bu dëgër te fekk amul une formation solide mais formation boobu nag dafay sukkandiku ci dafa am cëslaay ci wàllu diine. nga xam ne tey boo demee ba bëgg a def dara muy la defal nii dina jox peut-être ay quelques principes fondamentaux yoo xam ne nii dina tax tey ci économie nga mën a taxaw mooy nangoo liggéey xam nga le concept travail da nga koy fekk lu ëpp ñaar fukki yoon ak juróom-ñaati alxuraan yaamalu c'est travailler xam na am na fi suñu benn président bu fi waxoon il faut travailler beaucoup. toujours travailler Abdoulaye Wade mais dama ne kooku dafa war a fay droit d'auteur d'ailleurs parce que il n'a fait que citer le Coran. bon maa ngi koy nuyu. il faut travailler toujours travailler encore travailler. alors kon mooy benn nga liggéey bés beneen moo di ne nga fexe ba nga xam ne doomu aadama bi day am une bonne santé. wér-gu-yaram. da nga koy toppatoo. maanaam mënoo liggéey te amuloo wér-gu-yaram ñetteel beneen principe moo di ne boo amee wér-gu-yaram nangoo liggéey ba am dara as tuut bul yàq. ndax yàq mënul ànd ak lenn moo tax ñaare ñu génnee ci daara yi ce n'est pas parce que dama nekk doomu daara. mais léeg-léeg ñu génnee daara yi bu ñu ñëwee ci taax yi di góorgóorlu di jaay di dem ak léeg-léeg ci li ñuy góorgóorlu ba yónnee saako ceeb seen kër léeg-léeg nga tabax sa benn néeg fële góorgóorlu ba taxawal tey yaa ngi tudd Sëriñ Buub. Sëriñ Buub yaakaar naa ne maa ngi ko nuyu. modèle la modèle la. ñoo ba ko nekk kokki daaray kokki.
mu nekk produit de l'école coranique produit de Koki mais yaakaar naa ne bi waajuram di gaañu muy assurer la relève assurer la continuité mais yaakaar naa ne booba temps néew na ay moroom ñu génne ci beneen école bi ñu mën a assurer li mu assurer yenu li mu yenu te tey vraiment modèle la ci wàll ci Sénégal donc boo nangoo liggéey nangoo góorgóorlu te doo yàq nga xam farata loolu moom l'islam daf la ci góorgóorlu mais toujours soubassement bi day nekk diine spiritualité mooy doon soubassement bi alxuraan daf la wax ne wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka c'est-à-dire su fekkee ne da nga demande ba am sa alal ba tax yow nga fàtte yàlla doo ko sorale si lenn xamal ne alal ji lu mu bëri yow dund bu xetax dund bu naxari dund bu weex xatt ngay dund gën a am solo moo di ne nit ki mën na am ay milliards waaye du nelaw nit ki mën na am nekk dans une pauvreté absolue mais day féex donc loolu lu ko may nag mooy li ngay liggéey nga boole ci côté diine bi ak diine bu mën a nekk nag diine ji lii lay santaane kon naa ko ci sóoraale xoolal tey bu ñu doon appliquer par exemple xoolal tey l'islam li mu la wax ne dal génne azakat moo indil la juróom-ñetti catégorie ne ñii ñoomam azaka bu génne yow Alassane Samba Diop tey boo génne azaka amoo droit ne naa jox jëm dara parce que sama xarit la déedéet parce que tout est défini tout est déterminé juróom-ñetti catégorie ne diw ak diw ñii ñoomam azaka ñaata milliardaire ñoo nekk Sénégal ñaata multimillionnaire ñoo nekk Sénégal te fekkoon ne chaque année ñu génnee azaka ñu war a génne yëpp ñu créer institution waqf forte ñu seet ñi nga xam ne ñoom ñoo ko war a moom ñu jox leen ko ñu ëllëg fileeg ñaari at ñetti at di nga créer ñoo xam ne ñoom dañuy créer même sa ay emploi xoolal boo gisee ci l'islam xadiman anciennement bi nga xam ne xalifa Seydina Omar day yónnee ay gouverneur ci biir monde islamique bi am na ñu yónni Égypte am na ñu yónni par exemple fu demee ni Yémen ñetti at la fa ab gouverneur bi Yémen xam nañ ni mosul nekk réew mu wàllu koom-koom bu taxaw dëgg gouverneur bi ñetti at dafa ñëwaat indi alal jëlee ko Yémen indi ko delloosi ko parce que gisatul léegi ay pauvres yu ñuy jox azaka donc modèle boobule muy modèle économique islamique boo xam ne buñ ci taxawoon tey fexe ba appliquer ko mën na créer mën na résoudre ay problèmes yu bëri waaye nag suñu sos juñ nag sànq suñu problème moo di ne suñu sëriñ su baax si fi nekkoon depuis lu mat junni at bi l'islam ñëwee Sénégal au moins le temps de War Diaby qui est décédé en 1040 kooku au Fouta ba bala ngaa yegg Gambie ñu nekk ci ñetti principe yoo xam ne wax na ko sànq jàngu bi jàkka ji tool bi moom la wax jaaju baabu wole jàngu bi jàkka ji tool bi fajar ñu xëy jàngale julli ji dem ci tool ya gor ay tool yu yaatu El Hadj Malick Sy dem Njaarnde bàyyi ko Saint-Louis lu tax pour mën a am une liberté économique mën a yor ay njabootam boroom jaamal El Hadj Abdoulaye Cissé qui est décédé en 1925 dem ba jaamal gor dëkk ba gor pour ay taalibe mën a bay mën a ñaq dundee ko nga dem suñu Ahmad Bamba Sall ci Bamba Moodu nga dem Dramé dimb suñu ma maxtarakata Dramé nga dem Mbàkke Kayoor nga dem Pire Xaali Amar Fall nga dem Fuuta Ciloñ ngi juloon nga dem Gàngeel nga dem Caareen dëkk yooyu yëpp añam siwal dëkk yooyu yëpp nga xam ne marabu yi dañuy ñëw toog li ñu njëkk a def rek mooy ut espace di bay di jàngale di dundee du ñuy sonal kenn d'ailleurs principe boobu sax moo tax ba fi ñu toll moom la daara yi doxee fexe ba da nga yar sa taalibe ci ko doo sonal état doo sonal sa dëkkandoor mais au contraire léegi-léegi sax ñoom ñooy dimbale état parce que économiquement parlant boo gisee maanaam dañuy dimbale état
néew na looy gis ku am génne ci daara ji taxaw état ne ko di ko sënkatal da nga ma jox liggéey da nga ma financé da nga ma def lii ñoom dañuy am jéem a am seen indépendance boo xam ne jéem a ñaq liggéey mën dara la ñu am nag ñu ci fay ay impôt di dimbale état bi d'ailleurs kon foofu ñu ngi dimbale état bi moo tax may wax ne état bu ñu comprendre à 100% l'importance des daara au Sénégal danañ jël beneen économique beneen politique à l'égard des daara mais malheureusement tubaab dafa ñëw étudier ñu socialement xam daara ji taxawaay bi mu am ci réew mi xam ne tant que mu ngi fi ñoom li ñu bëgg ci Sénégal gii li ñuy tuddee assimilation ñoom di ko mën a am ñu ne kon nag nañ njëkk a jéem a éradiquer daara yi bu ko defee dañ mën a téye économie yi dañ mën a téye sénégalais bi def ko mu nekk tubaab ñoom li ñuy tuddee assimilation mooy nga nekk tubaab sa langue bi alpulaar da nga koy xeeb sa aada da nga koy xeeb sa cosaan da nga koy xeeb sa wataniya sa patriotisme sax vraiment du dëgër ñoom loolu mooy pour ñoom ku assimiler ce n'est pas une assimilation kooku réer la dañ lay réeral alors que daara ji moom bi mu ñëwee l'islam bi ñëwee Sénégal li mu fekk population yi di ko dund ci lu baax daf ne lii baax na naa ko garder li nga xam ne lu ñaaw la maanaam demee ne tëgg fecc wala di naan wala yu demee noonu mu ne lii kat nañ ko essayer wàññi ndax baaxul ci santé baaxul sa économie loolu moo tax boo demee ci confrérie yi lu demee ne gàmmu wala wasifa mais gàmmu bi ko mag ñi créé lu tax parce que da nga koy def pour occuper l'individu changer complètement contenu bi bañ nañ ko ba sax tur bi changé wuñ ko parce que gàmme bu njëkk bu ñu daan gàmmu ci jamono ceddo ya dañ fay nekk di tëgg di fecci di def lu kenn xamul yu ñëwee ñu garder ton tur bi gàmmu bi mais changer fondamentalement le contenu nga xam ne léegi day nekk mbirum diine Alaaji Maalik wax na leer a leer la moo ne na ngeen dajee di màggal bés yonte bi bu leen leeree ne du fa am lenn lu ñaaw lu ngeen fay def donc kon préparer doomu aadama bi ci mu nga xam ne day am santé économique bu dëgër loolu nag cëslaay boobule mënoo ko am tànk boole oo ci diine jooju nag moom malheureusement moom la kono bi ñëw fexe ba jaar suñu diggante ak diine ji bëgg ñoo xamal ne diine boo ci sukkandikoo doo mën a taxawal dara mais capitalisme bii nga xam ne moo qui domine le monde actuellement mais xam nga ne ça ne tient pas la route parce que kenn am ay milliards yuy neeroo fële kii nekk dans une pauvreté absolue humainement parlant xam nga ne loolu taxawul dégg nga nag moo tax alxuraan ne l'islam ne comme loolu am na boo amee xaalis bëree bëri am koom-koom bëree bëri génn ci as tuut séddale ko ci nit ñi ci ngay gisee bi mbos mi amee sëñ Mountakha Mbacké daal di génne ñaata 200 millions dimbale ko état bi da ngay dem ci daara yi gis benn borom doomu daara génne luy toll ak 500 millions wala 1 milliard wala 2 milliards te li may wax damay jël sama casquette chercheur dama ci teg samay bët génn ci daara ji génne lu man ñaari milliards wala lu ko ëpp delloo ko ca daara ji nga génnee pour daara ji mën a gën a fonctionner ñu fay jàng nga mën a gën a jàng boo xam ne jàng bu normal lay doon duñ sonal kenn te loolu Alassane dama journaliste nga d'investigation ma nga lay ñaan nga def ay recherche ndax gis nga bu fi l'école tubaab bi ñëwee ba léegi depuis 1817 ndax mën nga gis ko sénégalais bu génnee ci école tubaab bi génnee ñaari milliards ci poche am boo xam ne moo ko liggéey ñàkk ko yóbbu ko ci école ba mu génnee ne tabaxaleen ko bu fa dara manqué bu fekkee am na nga wax ma et je prendrai bonne note. donc économie boobule xam nga ñaari milliards bu génnee yóbbu ko ci benn daara ñu koy tabax ñay mool ba ñay karale électricien bi kenn ku nekk donc léegi c'est ça qui fait tourner l'économie. pourtant dañ koy fàtte ñépp a ci gis seen bopp mais loolu dañ koy xaw fàtte. léegi ñun erreur fondamentale bi ñu def sama gis-gis moo di ne bu ñu amee indépendance fekk fi ñaari jàngu yi
daara bi nekk fii depuis juróom-ñetti téeméeri at école tubaab bi nekk fii depuis 150 ans à l'époque ñoom te bu ñu def sama gis-gis moo di ne dañ jël jàngu tubaab bi akimoo ko muy ku mu am ndey daara bi fi nekkoon di former doomu aadama di tabax ci wàllu yar ci wàllu économie ci wàllu gëm sa réew bëgg sa bopp confiance en soi ñu ne bii moom baaxul erreur la woon ñu bàyyi ko fa ne yàq bu ñaxari duñ ko toppatoo daal di ko écarter complètement ci suñu système bi te il fallait nga boole ñaari système yi tabax benn sénégalais un type de sénégalais booy lire thèse Boubacar Bari une thèse fondamentale monumentale boo xoolee ñu assimilation ñoom ni ñu ko bëggee woon ak type de sénégalais bi nga xam ne ñun moom lañ soxla pour tabax suñu réew bi fu wute lool. maa ngi leen di fàttali yéen a ngi déglu matinal i rajo di ànd ak kii di Djim Ousmane Dramé di chercheur IFAN ak Cheikh Tidiane Sy Al Amine Cheikh Tidiane bu ñu gisee réew yi léegi def économie bi daan na ñu bëri na nañu récession bi sax dina dem ba 0,7% est-ce que yaakaar nga ne état bi war naa mun tabax benn stratégie ak communauté yi xool nu ñu munee soqali économie bi maanaam communauté yi gis nañu confiance bi taalibe yi am ci ñoom bu ñu wootee ñu wuyu. état bi bu wootee xëy na duñ ñëw parce que wóoluñu. naka la ñu rétablir confiance boobu surtout ñooñu génne koom-koom dugg ci réew mi surtout développé ci région yi ay usines ak yooyu pour xale yi mun am xëy. waaw merci Alassane damay wax toujours ne il faut que ñuy mën a transformer le leadership religieux en leadership économique. c'est-à-dire que booy xool dans le passé. Passé récent sax lay wax diggante ci début indépendance yi wala fin colonisation bi amoon na ay leaders religieux yu fi jógoon commencé di dugg ci li nga xamante ni mooy économie surtout industrie bi nga xamante ni moo gànkoon réew mi instant boobu. ku mel ni sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy gis nañ ko mu duggoon ci di cimenterie. ku mel ni Gaynde Fatma duggoon na aussi ci je pense huilerie industrie d'huilerie donc amoon na ay leaders religieux yoo xamante ni commencé woon nañu di investir la grande économie li may wooyee man la grande économie parce que il faut que. ñu xam ni réew mi bu ñu tënk suñu bopp rek ci waaw. kii am na benn millionnaire la kii génn na ci daara ji am na tabax na immeuble bi pour man loolu c'est de la petite économie. pour que ñu mën a transformer le leadership religieux en leadership économique il faut que mu am ay masse critique d'hommes d'affaires ñuy boole seen doole di liggéey ci anam boo xamante ni dañuy mettre en place ay sociétés mais yoo xamante ni dinañ mën a faire face à des multinationales mais avec un soubassement religieux boo xamante ni c'est propre à nous c'est-à-dire avec des ressources endogènes tey boo demee ci dëkk yu mel ni ku mel ni Turquie nga gis ne am na ku ñuy wax Fethullah Gülen organisé woon na fa benn xidma lu ñu woowee benn seen ñoom xidma lañ ko doon woowee benn organisation boo xamante ni mais dafa boole ay kàngam ci réew mi fexe leen ba ñu boole seen ay doole mais mettre en place ay groupe de presse man gis naa école de formation école de formation yow Selim ci la génne mettre en place ay hôpitaux mettre en place ay mais des banques mettre en place c'est-à-dire que tous les secteurs de l'économie da nga fay fekk ay masse critique d'hommes d'affaires yoo xamante ni ñoo bokk pas-pas ànd di liggéey pour mën a taxawal loo xamante ni dina mën a ñoŋal seen nekk. il faut pas que nag mu nekk benn ostracisme wala benn ñuy boddante. non pour man li ma xalaat mooy communauté yi mën nañuy booloo parce que ñoom ñoo bokk philosophie ñoom ñoo bokk gëm-gëm ñoo bokk pas-pas daal ne ñun kat lii suñu boolee suñuy alal boole suñuy doole war nañoo mën a tabax. lu mel noonu. des pays yu mel ne ay Chine des pays yu mel ne ay Japon. mais seen économie bi ñu koy tabax. dañu basé wu ci seen ay ressources endogènes ci seen ay gëm-gëmu bopp la ñu adossé wu demuñu wuti benn multinationale pour mën koo pour mu soxale leen. donc aujourd'hui il faut que ñun ñu xool naka la ñuy mën a def ngir mën a boole suñu ay doole te loolu nag il faut d'abord mu am un leadership religieux d'abord assez important. assez puissant ba pare nag aussi mu am une volonté politique de l'État
ñaar yooyu moo mën a pour man leadership religieux volonté politique de l'État bu ñu leen boolee war nañoo mën a génne ay schéma. Aujourd'hui on parle de plan d'action prioritaire accéléré et avancé. C'est des PAP 2 PAP 2A. Bon ay toujours ay schéma de relance la ñuy teg par rapport au problème post-Covid. mais est-ce que discussion yi cadre bi am na. diggante ñi ngànk état bi ak ñu nekk ci religieux yi surtout réfléchir sur le plan économique naka lay état bi mën a toog ak ñi xam ne religieux am doole te am moyen am confiance maanaam population bi pour mettre en place une synergie. xam nga la mooy suñu problème ci réew mi. dafa am benn rupture entre ñi nga xam ne dañuy xalaat ci wàllu économie. ak ñi xalaat ci wàllu diine. c'est-à-dire que dafa mel ni ñii bu ñuy xalaat ci wàllu diine du ñu wax dara ci mbirum économie ñii bu ñuy xalaat ci wàllu économie du ñu wax dara ci wàllu diine il faut mu am benn pont boo xamante dañ koy teg ñaar ñooñu bu ñuy élaborer ay politique de l'État mais war nañ ci mën a consulter tey booy mënoo tabax dara Touba mais te amuloo mais le plan directeur bi nga xam ne xalif bi moom la bëgg Touba egg fa tey mënoo def dara Tivaouane te waxtaanuloo ak kilifa diine fa nekk pour wax li ñu wax la ñoom ban orientation la ñu bëgg. parce que est-ce que cadre unitaire bi ngeen yore mën a nekk moyen de mettre ça en place. waaw war nañu mën a nekk un bras technique pour mën a xool naka la ñuy mën a waxtaanee d'abord parce que y a toutes les communautés religieuses yi nekk ci réew mi mën nañu war a mën a toog waxtaanee ko mën nañu nekk un bras par exemple réfléchir sur les schémas yi nga xamante ne mooy permettre à l'État mu mën a sukkandiku ci diine yi ngir mën a ñoŋal économie bi mais aussi mën na nekk un conseil ci kilifa diine yi nga xamante ñoo nekk ci ku ci parce que cadre bi ku ci nekk nga am kilifa boo xamante ni mooy sa wéeruwaay mën nga nekk yow tamit cadre mën na nekk benn cadre de réflexion boo xamante dina mën a permettre suñu kilifa yi mën a am ay éléments de réponse ci yenn schéma yi nga xam moom la état di proposer ngir mën koo lëkkale parce que loolu peut-être tey mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom la ñu am. ñu am ay schéma parce que tey dafa am benn distorsion totale entre parfois politique yi nga xamante moom la état bi di indi ak taxawaayu sénégalais yi taxawaay ci wàllu économie maa ngi koy wax sànq. ci wàllu banque tey ak loo mënti tabax. ci économie ak loo mën a indi ci wàllu taxawaay su fekkee ni que pour mettre ko en opérationnel amoo benn ay institutions financières yoo xam mën nañu porter projet yooyu wala ñu bokk même vision mais doo dem aujourd'hui boo bëggee développer benn secteur banque bi nga xamante ni moom nee na secteur boobu intéressé wu damay jël par exemple mbay xoolal lu mel ni mbay nga xamante mooy cëslaayu réew mi tey amul benn banque buy financer mbay bu dul baal ma fekkee damay def publicité banque agricole booy xool montant yi ñu ciy dugal ci at bi c'est peanuts as tuut la par rapport ak li nga xam moom la mbay soxla ci réew mi alors nga jël toutes les grandes banques yi nga xamante ne tey ñoo mën a wala mutuelles yi les petites mutuelles ñoo koy def te tey ba ma jox benn exemple keroog rek sama benn xarit économiste ñu ci waxtaan ma ne ko boo jëlee tey li ñuy joxe ci xaalis ci mutuelles yi ci Sénégal yëpp mi ñuy wax microfinance montant yi ñuy financé nga jël benn banque bu mag du ma tudd turam moo ko ëpp benn banque rek moo ëpp li ñuy joxe ci microfinance yëpp ci Sénégal. C'est-à-dire que donc c'est une goutte d'eau dans l'océan du développement économique. C'est-à-dire que donc il faut que ñu repenser waat suñu ay modèle économique ba schéma yi nga xamante moom la état bi di tëral d'abord mu méngoo ak bëgg-bëgg askan wi parce que parfois dafay am benn distorsion mais aussi ñu mën a pour que mun naan schéma yi aussi opérationnel ñu dafa am ay préalable te préalable tey amuñu ko que Sénégalais yi mën a porter leur économie mën a porter les c'est vrai man ci patronat bi laa wax ñu ngi wax ay toujours affaire préférence nationale ay mais bu ñuy wax préférence nationale tey boo jëlee entreprise yi nga xamante ni ñoom la ñuy wax mais 80% ay capitaux étrangers la booy xool ñi wax ay suñu entreprise yi nga xamante ni dañuy nekk ci ay patronat bi di wax 80% suñu entreprise booy xool genn ay capitaux étrangers ñoo ci nekk. Je ne dis pas que dañu war a tëju non amul benn pays bu mën a liggéey boo xamante ni. am na solo ne man du ma jëli fonds yi nga xam ne dafa nekk ci biti mais dafa am
dañ ko war a def de manière intelligente booy wuti fonds wala booy jox marché entreprise boo xam ne dafa nekk à l'étranger mais dafa am loo xam ne dafa war a am jeexital ci doomu réew mi dafa war a am jeexital ci duma bëgguma critiquer parfois yenn politique surtout nationale yi nga xamante ne dañ ko mettre en place surtout politique d'infrastructure yi mais les politiques d'infrastructure yi nga xamante ne teg nañ ko tey mais c'est des politiques extraverties c'est-à-dire que li ñu fiy dugal yëpp ay xaalis yoo xamante ni day jóge bitim réew ñëw ñu tabax delloowaat ko. ay miir la ñuy bàyyal léeg-léeg sax ña cay liggéey duñu ay Sénégalais finalement même valeur ajoutée ba nga xamante ne waroon na des ci réew mi ci forme d'emploi finalement dootu fi des donc yooyu yëpp ay schéma la je pense que il faut que li ñuy def ay conseil présidentiel de l'investissement c'est bien. Ça permet ñu toog homme d'affaires yi toog ak ñi nga xam ne ñooy pouvoir public yi ñu réfléchir mais dafa am benn pàcc boo xam ne dañu leen di fàtte toujours mooy les religieux ñi nga xamante ñoom ñoo xam ruuxu réew mi parce que c'est important que ñu jël en compte seen ay xalaat mais di ko dugal ci li nga xamante mooy politique yi ngir mu mën a ñëw. gis nañu fii bu communauté yi wootee. lu mel ni Touba lu mel ni Tivaouane lu mel ni Ndiassane Niassène ak yëpp gis nañu fii keroog sax waa Niassène nee nañ dañu bëgg 1000 milliards tabax benn kii bu bees benn maanaam village bu bees sax benn ville bu bees. yooyu yëpp taalibe dañuy wuyu. est-ce que yaakaar nga ne nguur gi war naa mun a wut stratégie. ba muy def ak ñoom. communauté yi pour ñu mën a financer. maanaam développement réew mi xale yi temps yi gis nga nu ñuy génnee réew mi di jël ay gaal. di def Barça wala Barsak. parce que xëy na amatuñu confiance bi amatuñu xëy na rêve ci seen réew. li ko waral mooy rupture bi sëñ Cheikh sànq c'est-à-dire rupture diggante ñi ñuy gouverner depuis l'indépendance ak ñi nga xam ne ñu yor ŋànk diina ji Sénégal rupture boobu tant que dañul problème bi dafay nekk. ndax ki ñu jiite ci wàllu àdduna dafa am fu dooleem yem. Sénégal moo demee noonu dafay nekk un pays foncièrement religieux ni ko Christian Colomb di waxee c'est-à-dire looy def te boo ci boole woo ci diine rek xamal ne yow sa réussite vraiment yaakaaruma ko kon rupture boobule nañ fexe niñ ko jooyantee li muy amee nag mooy jokkoo kër diine yi ak ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine ci wàllu aussi même association islamique yi aussi lépp luy diine rek jàngu bi ñuy doon boole ci réflexion bi ñu def pour construire un Sénégal solide. xam nga sànq bi nga xamee ne Covid bi ñëwoon na am na lu ma ci jëm a bind. dama gis ñu ne dañuy def benn concert boo xam ne dañuy invité ay artistes ñu béy ko Mali Côte d'Ivoire fu nekk ñëw ñu ne pour xeex mbas corona pour que ñu population yi daal ñu àndandoo xeex corona bi ma ne mais dafa mel ni ñi ils n'ont rien compris yow nga nekk réew moo xam ne mën nga gëm ne au moins à 99% yëpp nitu diine lañ boo boole jullit ñi ak chrétiens yi ñu am ñoo xam ne ñoom bu ñu waxee automatiquement la ñuy wax gars yi dañ ko appliquer ma ne tey boo jëloon bala nga jël benn artiste mu ñëw ci télé bi wala ci rajo bi di wax nga dem fexe ba filmer benn xalif filmer l'archevêque filmer koo xam ne jiit na benn association islamique ñi ñëw wane ne nañ respecter les gestes barrières les mesures yi nga xam ne médecins yi moom la ñuy ne nañ ko wax nañ ko respecter mooy ëpp influence mooy ëpp efficacité foofu par rapport nga jël benn artiste mu ñëw taxaw donc nitu diine nag ba ñoo amee indépendance ba léegi te loolu dama ci ñëwaat moo di ne tubaab bi moo xaw a influence tubaab bi ci lañ génnegul ba léegi ci lañ rëccagul ba léegi tubaab bi moo wane ne diine moom day nekk fële état nekk fii or état bu ànd ak diine ca Madina Munawara la taxawee nekk un modèle ci wàll bu nekk
kon ñun war nañu mën a taxaw jël inspiré wu ci modèle u état religieux bu nekkoon Madina Munawwara Yonent bi alayhi salaatu wa salaam tabax ko. yow xulafaa yi nekk Sénégal fii tey sëñ Cheikh wax na ko par exemple bu fekkoon ne dañoo créer benn banque bu mag boo xam ne day nekk une banque sénégalaise nationale ñu fexe ba nga xam ne xalifa yi kenn ko nekk yaay da nga dem ñu wane la ngay verser nga ëpp sa compte di fa verser day jox confiance totale. ñi nga xam ne mooy taalibe yi moo xam murit moo xam xaadir moo xam layeen moo xam ku nekk association islamique. confiance boobu day tax banque bi di am doole bu xasee am doole rek mën a dem bay concurrence sax yeneen banques yi fi nekk nga xam ne c'est des banques occidentales donc mais loolu duñ ci xalaat boobu boobaa yow da ngay encadrer accompagner rek ñi nga xam ne ñoo war a yor liggéey boobule waaye le côté financement moom kooku ñi nga xam ne ñoo ŋànk diine yi xoolal tey lu demee ni Touba ca kanam par exemple. xam nga bu ñu ko créé ak léegi yàggul. mais ñoom bu ñu defee seen bilan financier ñu ngi ci ay milliards. ñu ne ku nekk murid bu nekk 1000 francs par mois 1000 francs par an voilà selon li nga mën mais loolu modèle la loolu ñoom bu ñu ci continuer mën nañoo dem ba nga xam ne tout ce qui est infrastructure ca Touba ñoom bu boobaa duñ ci xaar état wala ndox te xam naa fa lañ jëm loolu am Tivaouane loolu am Niassène loolu am Fouta loolu am fu nekk biir Sénégal. kon dafay wàññi état yaani diisaay bi nga xam ne daf koy yenu ci wàllu yu mu waroon a def ci wàllu yoon ci wàllu ndox ci wàllu créer emploi yu bëree donc diine ji nitu diine gi buñ yaakaar ne moom dafa war a kaay tuddal ma kaay takkal ma kaay jàngal ma kaamil fii wasalaam jeex na li des daal moom nañ ko bàyyi ki nga xam ne moom mooy le produit de l'école française wala boog kii tubaab bi bàyyi. tant que jeexaluñu loolu Sénégal restera boo xam ne dans une position boo xam ne économiquement parlant faible ndax économie bi ñi ko détenir ñi ko yore mooy doomu daara yi. dama doon def benn enquête ci benn conférence bu mën a préparer ci pour Konrad. ay àdduna contribution suñu këru diine yi ci wàllu économie. ku ñuy wax professeur Bamba Dramé sunu mag la professeur la en même temps dafa yëngu ci wàllu économie bi di wàllu ci commerce bi di wàllu ci wàllu aj gi di yóbbu am ay ujaaj Màkka mu ne ma gis nga jiim bu ci sonn ñi nga xam ne bu ñuy signé dañuy signé droite jëm gauche. bu ñu jëloon seen alal ci taxawal ci économie sénégalaise day rës c'est-à-dire mooy ñi nga xam ne bu ñuy bindi commencé ci droite jëm gauche c'est-à-dire doomu daara yi. bis bu ñu génnee yëkkati woon seen loxo ci alalu seen économie sénégalaise rek day rës ñooñu nag ñooñu ñëpp tey dafa am ñoo xam ne ñoom la ñuy déglu mooy lan këru di niñ bakk wala association islamique nga xam ne fa lañ bokk. comme yow am nga ñii ay interlocuteurs yoo xam ne ñu valable lañ ñu dëgër lañu ñoo xam ne li ñuy wax am na cëslaay ci l'islam ci social lépp lu ñuy wax dañ ci boole les valeurs sociales les valeurs religieuses yoo xam ne daara ji moo leen inculqué mais du mën a fexe ba jëm ko jëfandikoo tirer profit ci nga xam ne puissance économique sociale religieuse bi mu am depuis pratiquement les années 60 il y a problème. Donc il faut ñu jéem a seetaat suñu politique te xam ne nitu diine Sénégal doole bi mu am doole bi ko yàlla may dañ ci war a tirer profit mu nekk loo xam ne dafay dellu ci dañ koy fexe créer benn relation boo xam ne diggante ñi état ak nitu diine gi ba nga xam ne doole ji mu am danañ ko mën a def au service de la nation pour du développement économique social religieux yëpp loolu nag moo manqué ba léegi si yàlla sax. est-ce que loolu mën naa nekk léegi benn ak Covid bi benn enseignement bu ñu mën a tirer ci loolu pour avancer parce que Covid bi wane na réew bu nekk da nga war a téye sa bopp parce que bopp sa bopp la est-ce que léegi loolu mun nekk benn piste bi xamante ne nguur gi war na mën a sukkandiku ci loolu waxtaan ak homme religieux am doole lu ñu organiser wu tëggaat économie bi. compter sur les ressources endogènes. waaw parce que xaalis bi am na ci réew mi
waaw xëy dafa génn rek gaa ngi ko gis si matelas yi dafa ci coffre-fort yi. effectivement Covid bi moom damay wax ni toujours opportunité la war a doon. tey ci ñi nga xamante ni dañu yaakaaroon ni amoon ay certitude parce que Covid dafa ñëw dafa daaneel certitude yi nga xamante ni ñëpp moom lañu amoon yaakaaroon nañ ni. ñun kenn mënul def dara. te demoo France wala dem États-Unis faf ñoom. ñu tëj seen bunt ñoom foofu. même les masques là. ñoom seen bopp am ay problème donc Covid bi tey dafa war a indi opportunité pour ñun ci wàllu boobu. Jim dafa wax lu am solo sànq mu ne ñi nga xamante ni ñooy mooy sénégalais bi. ñii kiy bind di jóge gauche dem droite. mooy kii bind ci arab wala kii ñooy en général ñoo yore. économie bi en réalité da nga koy mitiger su ma nee ñoo yore économie ñooy marché bi. le marché. ñoom c'est le marché. tey ñun ñooy véritable marché bi. tubaab bi dañuy ñëw banques yi fi ñëw damay jël banque parce que je suis un ancien banquier aussi quoi peut-être mooy te dama xam ni ak dama xam njëriñ aussi bi banque am ci économie réew. banques yi fi nekk bu ñu ñëw indaale wuñu xaalis suñu ñëw xaalis ñi fi nekk li ñuy liggéey di ko wéccee di ko transformer. seen miir rek la ñuy tabax. seen miir daal la ñuy tabax ñëw. yeneen sociétés yi fi nekk Sonatel bu ñëwee. baal ma. bëgguma tudd bu excès fii Sénégalais yi ñooy jënd crédit di fay. donc xaalis boobu. fii la ko jëlewu ko feneen. donc c'est vrai économie bi ngi suñu loxo mais organiser wuñ ko. dañuy jël bàyyi yeneen ñi nga xamante ni ñoo jógee ci tey nekkuñu rek Sénégal parce que. taille critique bi nga xam ne moom la ñu war a am maa ngi koy wax sànq mi ngi ci UEMOA mi ngi ci CEDEAO mi ngi tey on parle de ZLECAf maanaam zone de libre échange bi nga xamante moom la africain yëpp war a bokk. ressources endogènes yi donc ñi ngi fi ça veut dire que tey booy xool ci wàllu capital xaalis bi am na lu bari mi ngi fi donte am na loo xamante ni il faut que ñu koy jéegaane boo jëlee ci wàllu ressource minière mi ngi fi. soo jëlee ci wàllu même ressource humaine. mi ngi fi. il est vrai laajaat na aussi tëggaat dafa parce que damay faral di wax ni suñu ay formation il faut que aussi ñu orienter ko ci science wax la su nga xamante ne dinañu permettre ñu gën a mën a créer ay valeurs souvent damay xaw a am sama tuuti xol bu ñagas su ma gisee xale yi ngay gis ci mbedd mi ku nekk sol sa cravate nekk ci école de commerce yi ma ni wax xanaa ñëpp dañoo bëgg nekk ay manager ci suñu réew mi mënul nekk c'est-à-dire que il faut que ñu am ay formation intermédiaire nekk ci nga xamante ne ay technologie lay doon ay pour mën a permettre parce que foofu la d'abord comment dirais-je création de la valeur ajoutée foofu lay njëkkee donc avant ngay mën a gérer valeur ajoutée il faut nga créer ko ba pare. parce que Covid bi monté na. digital bi am na léegi solo ci économie solo exactement donc aujourd'hui Covid bi comme ni nga ko waxee sànq dafa war a nekk une opportunité pour que ñu mën a xoolaat suñu toogaay te am nañu capacité tey toogaat parce que. réew yi nga xamante ni ay réewu tubaab lañu actuellement dañu tëju. dañu replier waat ci ñoom pour xoolaat ñoom seen ay ressources propres ngir mën a suqalikuwaat ñun tamit il faut que ñu xoolaat suñu ay ressources propres yi nga xamante moom la ñu am. tey ñi ngi wax affaire agropole xool réew dëkk bu nekk lan mooy ay potentialité am. ci réew mi ñu mën a xool naka la ñuy def pour exploiter ko ba ña nga xamante ni ñoo fay nekk mën cee jëriñu. même donte dañuy wute ay fonds yoo xamante day ñëw pour jàppale ñu ci ñu ànd ci liggéey on parle aujourd'hui de fonds ay fonds d'investissement te aussi il faut que ñu génn tuuti ci li nga xamante ne ay carcan la tubaab yi tëjuñu ko tey réglementation lañ ñuy teg suñu kay ay bopp boo jëlee banques yi tey dañ lay wax ay BAL 2 BAL 3 ay réglementation yoo xamante ne moom mooy tere banques yi di mën a dugal seen xaalis ci économie tey boo créé benn banque ak lu mu mën a am ci bëgg-bëgg ak lu mu mën a am ci bëgg financer yenn partie économie yi day am ay contraintes objectives yoo xamante réglementation moo koy teg ci kaw ndoddam donc il faut que aussi ñu réfléchir sur ay schémas on avait parlé tantôt dem bàyyi franc CFA dugg ci éco yooyu yëpp ay préalable la yoo xamante ni il faut que ñun ñu toogaat xalaataat ci. lan moo ñu arrangé ñun en tant que parce que bu fekkee dañu ñëw
liggéey ci politique bi à un niveau boo xamante ni dafay am leneen luy ñëw tegu ci kaw di la tere yow nga mën a sa politique ni nga ko waree. day nekk benn cercle vicieux boo xam ne dañuy continuer di tourner ci biir. donc duñ ci génn donc il faut ñu xoolaat tous les fondamentaux yi nga xamante ni tey moo ñu tere monnaie bi ci la bokk. Tey on était en train de parler de l'éco. Alors que on le dit on peut rester dans l'éco parce que day daf ñuy permettre ñu mën a nekk ci benn zone boo xam ne dañuy mën liggéey mais ñu xool lan ci biir éco bi ñun moo ñu arrangé en tant que économie ndax boo xam ne daf ñuy dañuy puiser ci suñu ay ressources internes bañ a di jéegaane lu bari. loolu benn la am na loo xam ne suñu cadre juridique yi il faut ñu xoolaat ko. On parle souvent de environnement des affaires naka la ay doing business ak yooyu. Mais c'est important yooyu pour ñi nga xam ne dañuy jéegaane ji ay xaalis important na mais li ëpp solo ci ñun mooy justice sociale te loolu diine daf ci indi lu am solo. bu fekkee ni yaa ngi nekk ci environnement boo xamante ne tey boo yóbbee nit ki tribunal wala bu la jëlee sa alal. soo ko yóbbee tribunal du mujj fenn. wala nga nekk ci boo xamante ni bon li ñuy wax ay corruption dafa law trop ci réew mi. yooyu day indi ay jafe-jafe aussi ci suñu ay réew. alors que suñu ay fondamentaux yi nga xamante ni mooy suñu ay valeurs fondamentales dafay xeex yooyu. donc foofu laay waxee link bi nga xam ne moom la ñu war a am entre le religieux ak l'économie. am na ay kuréel yoo xamante ni teg nañ ko. ay conseil économique et social ay environnement nga xamante ne ñoom ñooy peut-être xalaat ci yenn loi yi nga xam ne moom moo war a permettre il faut que religieux yi ñu bàyyi ñu impliqué wu ci genre structure yooyu mu bañ a nekk rek ay structures yu ñu xam ne dañ koy suñu xarit Aminata Touré moo koy gérer ñu ngi koy nuyuwaale au passage mais dafa war a ak ay structures yoo xamante ne dafay nekk ay force de proposition ci loi yi nga xam ne moom la ñu war a mettre en place ngir mën a ñoŋal nekkin. Ci wàllu économie boole boo xam ne day am soubassement suñu ay propre valeurs suñu ay valeurs religieuses suñu ay valeurs traditionnelles parce que parfois dañuy wax valeurs religieuses kese mais souvent dafay ànd ak suñu ay valeurs traditionnelles ay ngor ay yooyu c'est des choses yoo xamante ni daf ñu ko dañ ko cultiver woon avant sax islam di fi dugg donc war nañ ci mën a am soubassement pour mën ci liggéey tey damay faral di am jël exemple man ni gisuguma benn léwu bu créer société de pêche alors que tey l'industrie de pêche elle existe. Elle est entre les mains des étrangers. boo jëlee mën ngay citer domaine par domaine. gisaguma benn wuude boo xamante ne créé na société boo xam ne day defar ay dàll au niveau de l'industrie. démb dama gis internet bi def gars yi na Sénégal importé na 100 000 tonnes de sel. je l'ai vu. alors que xorom am na. fale ca Fatick. exactement donc c'est des moom laa wax ay distorsion la c'est-à-dire que c'est des ay paradoxes yoo xam mi ngi ci réew mi dañuy am benn élément de mais jëlal gerte bi rek. Sénégal a été le premier producteur d'arachide au monde dans les années 60. Aujourd'hui xoolal les quantités d'huile que nous importons dans ce pays-là c'est l'huile de palme yi ñuy importé mais c'est ay aberration la. et yooyu yëpp nag ñàkk gëm suñu bopp la d'abord mais ñàkk aussi une politique boo xamante ni day jël en compte parce que souvent sama classe gi rek la ñuy jël ñu jógee jàngi ba ñëw ñu indi la jox la benn ne la réfléchir sur la politique de économique du pays. nga nekk ci sa benn cabinet waxtaan ak ñaari ñetti consultants. ngeen génn benn kii proposé ko état mu dugal ko ci. je pense que les doomu daara comme ni mu koy waxee. ont des choses à dire. Ils ont des choses à proposer et il est temps maintenant que vraiment que ñu jël en compte dans nos stratégies de développement. ndongo daara comme ni nga ko waxee am na exemple yu bëri de réussite ñooñu il faut ñu gën leen boole ci maanaam ci réflexion bi pour avancer l'économie du pays. faw mënul ñàkk c'est-à-dire foo nga boole leen ci bu fekkee bëgg nga taxawal économie bu solide parce que ñoom li gën a bëri xëy na ñeneen ñi mën nañu am ay diplôme formation bi mais pratique bi. ñoom dañuy pratiquer. vécu bi loolu dafa am solo. kon da ngay boole ñaar ñi pour nga am nag benn équipe boo xam ne bu dëgër la ñu àndandoo liggéey Sénégal wax na sànq ñetti principes fondamentaux yoo xam ne ni diine yëpp xam nañ ne mënoo taxawal économie sans nga am fa bu njëkk mooy jàmm. dégg nga le terme. jàmm ci alxuraan ñëw la ëpp ñaar fukki yoon. alxuraan jàmm
amul kenn koo xam tey da ngay indi Sénégal sa xaalis su fekkee jàmm amu fi. mu leer. beneen bi mooy équité justice sociale lu man ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar alxuraan di ko tudd al-adala adilu soyez juste l'équité sociale fu mu amul rek ñaare mën na indi ay guerre ethnique sociale baaxul donc boobule dañ ci war a bàyyi xel beneen bi ci nekk bi ci mooy ñetteel bi mooy li ñuy tuddee ashura c'est la consultation mutuelle doo nekk ne man Alassane maa nekk ci kër gi may borom kër gi rek du ma diisoo kenn yonent bi alayhi salaatu wasalaam du muy fort alxuraan ne ko wa shaawirum fil amri da leen consulter jël seen xalaat di ko seggaat bala ngay décider lii nag sunu kilifay diine yi xam nañ ko jàng nañ ko kon boo leen jegee la ngay jëlee ca ñoom dana am subaasuma cëslaay ci wàllu diine bu dëgër ci ngay doxee aussi mën a am ñi nekk seen gannaaw qui constitue une force vraiment économique boo xam ne considérable kon foofu ñu def benn link nga waxee ñaar ñi nitu diine yi ñi doomu daara yi surtout nga xam ne jot na nag ñu am loo xam ne dañ leen ci bàyyi xel jël seen xalaat waxu ñu leen def ma li non fexeel looy xalaat nga bàyyi ci xel ñooñu diine surtout ñooñu daara yi nga xam ne Sénégal kenn mënu koo tabax mu dëgër tant que yaa ngi continuer di ignorer nitu daara wala doobu daara. waaw temps bi ñu joxoon jeex na. ñu di gërëm Cheikh Tidiane Sy Al Amine di économiste boursier di cadre unitaire des musulmans du Sénégal di gërëm tamit Jim Ousmane Dramé nekk chercheur à l'IFAN di waxtaan tey l'économie des communautés naka la ñu ko mën a xalaatee pour avancer réew mi ñu di gërëm di leen sant jërë ngeen